Assalamualaikum waa Sénégal waa àdduna di nuyu suma waa dëkk waa sanca bi di nuyu sunu mbokk waa sanca bi yi nekk bitim réew di nuyu waa Tëngéej di nuyu ñëpp maa ngi tudd Papa Arouna Sylla waaye ñu ma gën a miine si turu Baye Diop maa ngi ñëw tey ji jàkkaarloo suma mag Idrissa Thiaw ngir ñu waxtaane njëriñu sanca bi bismillah. waaw comme ni ko waxee rek concept émission bi mooy wax ci développement local durable développement local durable bu ñu koy wax nag mooy développement quartier bi mais aussi développement bu sax dàkk et je pense que ci loolu sax li ñuy duggee mooy Baye Diop Sylla man laa la xamee li ma bëggoon xam rek mooy yow ci lan ngay yëngatu. waaw Idriss man maa ngi yëngatu si métier bu ñu naan plomberie. si loolu laay liggéey. tabarakallah si laay gagné sama dund ma jàngee ko fii tamit si sanca bi maa ngi ko jàngee si Ibou Ndiaye papam di Pam Mbaye Ndiaye formé ñu bari fii si dëkk bi moom tamit foofu laa jàngee ba tey jii yàlla dogal na xale yu bari si Tëngéej si sanca bi ba si école de formation bi nekk Diamniadio def naa ñoom liggéey bu mag seen examen ma ñëw superviser leen seeni élèves génn résultats yi ñi si war a jàll ma jàllale leen ñi nga xam ne dañu war a defar formation ma waxaat leen ko ñoom tamit seen élèves yu bari jaar nañ si man stage daal waaw kon daal si wàllu boobu daal laay liggéey mooy plomberie. donc ni nga décrire sa profession ça veut dire que yow ki la jàngal leader la. waaye leader. te yow tamit tu es devenu un leader. waay waay mais yow leader noo koy définir. waaw bu ñuy wax leader li si njëkk jiitu mooy yow personne bi fokk yow nga pare mooy nga pare mooy foog éducation nekk si yow nga nekk modèle ginnaaw ba nga nekkee modèle nag nga nekk boroom xam-xam parce que Idriss àdduna bi fi mu toll nii du xel bu yaatu moo koy doxal waaye xam-xam moo koy doxal te dafa yell nit ku nekk au moins nga am xam-xam bu nga xamante ne waxuma la nga si gagné xaalis ndax nit ku nekk mën nga gagné xaalis si nu ne waaye nga jëriñ société yaa ngi ko mën a amee si xam-xam parce que tey jii bu ma tëboon ne Idrissa dama bëggoon nga jàppale ma mënoo ma jàppale te laajoo ma lu ma xam tey jii kii xamul dara mënoo ko jàppale si dara kon tey jii damay favoriser pour nit ki nekk leader foog moom mu am xam-xam xam-xamam nag mu bënn kon xam-xam bu bënn dina tax nit ki mën a nekk leader beneen bi mooy ginnaaw bi nga amee xam-xam bi bënn foog nga nit ku nga xamante ne am nga intention tamit partager ko ak nit ñi nga bañ a nekk ku égoïste mooy maanaam koo xamante ne boppam rek lay xalaat waaye du sóor li ko wër moo tax tey jii fi ñu toll pour ñu mën a avancer faw li ñu xam ñu daal di koy partager danaa koy faral di wax bokk na si samay philosophie tey jii yow boo ma fayoon 200 000 francs bu ma toogee ñaari fan danaa ko lekk waaye tey jii xam-xam bi nga xamante ne jël naa ko transmettre ko si keneen tey jii même su ma deewee tey jii jariñ naa nit ñi tey jii maa ngi ñaanal Pam Mbaye Ndiaye nga xamante ne bon bokk na si ñi ma formé moo formé ki ma formé tey jii moom dee na mais terewul ay œuvre mu ngi fi ba tey kon loolu la ñuy xaaree doomu sanca bi mooy savoir yi ñu am ñu partager ko ak doomu dëkk bi te maa ngi siy jéem sama kii merci Baye Diop nga li nga mujj wax dafa am solo xam nga tubaab bi ngay dégg ci télévision bi mu wax développement durable loolu la maanaam développement boo xam ne dafay sax dàkk ba génération future yi ñi ci ñëw suñu arrière petit-fils yi bu ñu ñëwee yooyu sax xam-xam ñu mën si tegu pour développer dëkk bi loolu mooy développement local durable mais bu ñu revenir ci sanc bi nga wax ni actuellement ci wàllu métier mu nekk am na fi mais je pense que ne comme ni nga ko waxee xam nga leader dafa am leadership am leader mooy la personne bi incarné comme yow ni nga ko wax sa profession mais leadership mooy activité yi nakal ko benn groupe di porter et booy xool si sanc ba métier bi nga nekk muy plomberie métier la boo xamee ne métier actuel la mais métier la boo xam ne tamit ba ci kanam a kanam dañ koy soxla parce que ndox si lay jaar et ndox si lay jaar et aussi boo ñëwee ci assainissement tout ce qui est réseau d'assainissement dañ ko calqué ci plomberie donc ça veut dire que xale yi fi nekk soxla nañ la yow et yow nag par rapport ak sa ni nga dëkk biir sanca bi lan nga leen mën a apporter ci wàllu formation waaw
loolu boo ma ko waxee dinaa si kontaan ndaxte formé ñëpp. formé ku dëkk si sànce bi ma fi gën a. car am na ñu ma fi ñu jot a jaar si man. mais doyul ba tey ndax plomberie day métier bu nga xamante ne àdduna moo ko soxla. danaa ko faral di waxtaanal xale yi nga xamante ne ñu nekk ci man. mu ne leen day métier boo xamante ne képp ku ko man te mënantu woo ko doo chômer fenn foo dem si àdduna. parce que amul fenn fu ñuy dem te doo soxla actuellement plombier. tey boo demoon ba sa kaw ga sax. actuellement salle de bain dafa xew. waaw boo déggee kaw dafa am. suuf am loolu kaw. amul solo li am solo. mooy nit moom. mën nga nekk lu ne rek. mën nga nekkee ku am mën nga nekk ku am jom nga nekk fii. wala nga nekk kaw yaa xam foo mënti nekk rek. loolu moo si am solo. li ma si bëgg a wax mooy. actuellement si wàllu plomberie. foo dem si àdduna. tey soxla nañ ko. tey jii bu ñu amoon seetlu tuuti bu njëkkoon benn robinet moo fi amoon. ñu tuddee ko robinet Santhiaba. wala ñaar muy robinet Padado Samba ak bi nekkoon Ndiobène ak bi nekk Wagg. mais tey jii kër ñetti robinet. tey jii kër yëpp am nañu robinet. benn war nag moo daan am si kër. tey jii kër goo dem képp kuy tabax leen lu nekk mu ngi naan sama salle de bain. kon demande bi bari na. te malheureusement plombier yi barewuñu noonu ci Sénégal. kon actuellement day métier ba nga xamante ne am na avenir ci jeunesse bi nga xamante ne ñoo nekk nii bu ñu ko jàngee am na ubbeeku yu bari te dafa yaatu. nekkul ci monter robinet parce que man bi ñu ma waxee dama jàng yi plomberie. dama foogoon ne monter robinet la. mais boo demee ba di ko jàng ci nga xam ne ëpp na. monter robinet. métier la ba nga xamante ne c'est de l'art. savoir bu mu yaatu la kon maa ngi ciy invité jeunesse bi. jël formation jëm ci plomberie surtout ñi nga xamante ne jot nañ am niveau. ci wàllu jàng. tey jii di nga gis koo xam dem na ba BFEM. jàngam yàqu léeg-léeg nga gis koo xam am na bac. jàngam yàqu léeg-léeg di nga dem ba université sax nga cartouché sa jàng yàqu. dama lay wax ne yow kooku yow lañ gën a soxla ci milieu artisanat. parce que am nga savoir ba pare. il suffit nga def tuuti formation. di nga raw sax sama compagnie. kon ñooñu maa ngi leen gën a invité pour ñu dem jàngi di métier. parce que àdduna li am solo mooy noo mën a def ba tedd rek. moo ci am solo te ñoom ñooñu jëriñ si askan. dama lay lancé si li nga mujjee wax parce que jàng mi baax na ci jàng mi baax na ça veut dire que ça si li nga bëgg a wax mooy maanaam tey booy liggéeyu plomberie. comme le mécanicien bi li muy schématiser. di tracer ay circuit. électricien bi di schématiser yéen tamit noonu ngeen di schématiser. waaw ñun plomberie dañuy am plan plomberie. plan plomberie yoo xamante ne ingénieur architecte yi. ñoom ñoo koy tracé. mais même ñoom bu ñu tracé doyul. parce que ñun dañuy am expérience du terrain. ndax li ñuy nekk ci terrain bi mooy tax ñu en général ñoo leen ëpp expérience. dañuy ñëw jëlaat li ñu tracé. ñu ko xoolaat ko li nga xamante ne moo ci tegu yoon ñu appuyer ko. li nga xamante ne tegu ci yoon ñu daal di leen wax ne lii ak li tegul yoon ñu defaat yeneen plan plomberie dafa am. plomberie nag dafa am ay xeet dafa am plomberie sanitaire. dafa am industrie. dafa am plomberie boo nga xamante ne mooy ñi nga xamante ne ñooy def assainissement. kon ñetti xeetu plomberie am. bon sanitaire bi mooy. ñëw si tuuti. sanitaire bi mooy comme man bi ma gën a spécialisé wu. mooy tey jii nga am kër. nga am kër nga ne plomberie laa bëgg a def. mu dem sa piscine. muy wàllu jacuzzi muy wàllu cascade muy wàllu chaise anglaise muy wàllu robinetterie lavabo yooyu noonu moo tudd sanitaire. te sanitaire formation moo gën a metti. parce que kër bu nekk norme de travaux yi nga fa war a def. bokkul kon boobu day laaj chaque jour ngay réfléchir. ci ces chantiers parce que plan yëpp ndróowuñu. boobu mooy tudd plomberie sanitaire. bu ñu demee si plomberie industrie. mooy ñi nga xamante ne ñooy def tuyauterie yi. si wàllu industrie yi. ñooñu da ngay gis ne dañuy jël ay diamètres yu mag a mag. ay vannes ay di ko soudé. pour ñi nga xamante ne ñooy soudeur yi ñoo koy def. ñooñu ay plomberie lañ. ay plombier lañ mais ñooñu industrie lañ. am na beneen boo nga xamante ne mooy ñi nga xamante ne ñooy def wàllu assainissement. ñooy def réseau. ñooñu noonu tamit ay plombier lañ kon ñetti xeetu plombier yooyu ñoo am. mais yàlla dogal na man ñaari maîtriser naa ko. mooy wàllu sanitaire. maîtriser naa ko
wàllu assainissement maîtriser naa ko tabarakallah. ok wàllu assainissement xam nga assainissement comme bu ñu ko waxee dafa am façon assainissement tamit quoi. am na assainissement li ñuy wax assainissement à la parcelle. mooy fosse septique bi ngay def ci biir kër bi. am na lu ñuy wax réseau semi collectif mooy diamètre 110 bi. am na lu ñuy wax réseau conventionnel mooy diamètre yu mag yi. 162 100. waaw 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 am na yëpp am na quoi. mais dafa am petit diamètre ak grand diamètre. mais man sama problème mooy ci politique yi laay wax quoi. parce que xam nga ndox mooy naan. nga tegal ko assainissement branchement comme SONES. bu ñu ñëwee di branche. fu ndox dugg. normalement dañoo war def réseau fu ndox di génne. boo gisee problème Santhiaba pour contextualiser problème Santhiaba loolu la. Santhiaba ñëpp dañuy utiliser ndox ndox dañ koy sangoo. di ko naan. parce que tubaab bi da lay wax ne. 80% ndox mi ngay dugal sa biir kër. da nga koy rejeter après mais foo koy rejeter. mooy boo raxasee ba pare ñu ngay tuur ci caniveau yi. parce que boo sangoo ba pare li dem ci fosse yi yu demee noonu. mais type d'assainissement boobu bu ñu ko bëggoon comme à Lébu bu ñu ko bëggoon Santhiaba dina jafe de. waaw non du jafe li tax du jafe Santhiaba nekkul quartier bu nganda. quartier bu yem la rek. par rapport fi àdduna toll. kon tey jii dina yomb lool sax pour ñu def ko. parce que boo seetee am nañ voie boo xamante ne voie principale la. yoon boo nga xamante ne daanaka moo jaar ci diggu Santhiaba bi. tali bi. jaar ci tali bi jubal dem ba Lambadia yoon bu jub la. kon foofu am nañ ay espace am na ñu mel ni Lambadia. am na yeneen i espace yu nga xamante ne yu mel ni xaw ma Wembley ndax Santhiaba ko moom wala moom ko waaye am nañ espace yu nga xamante ne. war nañ fa mën a collecter ndox bi yëpp. daal di koy génne projet la boo nga xamante ne. lu mën a nekk la si dëkk bi. te dinaa wax dinaa ko faral di wax nit ñi dañuy faral di am problème mu assainissement. dañuy sentir ne nappe d'eau bi dafa bari. te loolu li ko gën a waral mooy assainissement. ndaxte bu njëkkoon ñëpp si terrasse lañ daan dëkk. mais actuellement adduna bi ñëpp ñu ngi dëkk en hauteur. kon ça veut dire que ne capacité. nit ñi mu daan jël dafa gën a yokk. dëgg la kon tey jii lu ñu utiliser si ndox dafa gën a bari. kon dafay yell ñu am assainissement. assainissement nag dina tax nappe d'eau du am si dëkk. dina mën a xëcc ndox bi parce que ndox bi bu yàggee dem bu yàggee dem si suuf si. day dem ba dootul mënati dem. boobaa day génnaat. te l'eau passe toujours dans le chemin. le plus facile. bi ñuy jàng dañuy wax ne ndox. dafa tayal si yoon bi gën a yomb fa lay jaar. bu demee ba amatu fu muy jaar rek. boo seetee day xooli suñuy peinture di ñuy sonal si wàll boobu. dëgg la kon daal loolu lu possible la. bon loolu man dinaa ci def contribution pour renforcer li muy wax. xam nga Tëngéej dafa am lu ñuy wax 4 bassins versants. ndox yi taw ci àll bi yëpp ci 4 bassins versants yi lay jaar dugg ci dëkk bi. boo leen gisee canal bi nga xam ne moo nekk ci Layus. canal boobu gis ngeen dañ ko wàññi ba pare tëj ko. bi ñu ko wàññee tëj ko lu bari def leen jaaxal. ça veut dire que li tax gars yi wàññi ko techniciens yi mel ni yow. li tax ñu wàññi tëj ko mooy ndox mi dañ ko dogaale ci bassin versant bi. divisé ko en 2. moo jaar Tali Sande Course. jaar biir course ba dem Mérina. donc ndox mi daan jaar fii. jaar ci canal bu mag bi. dañ ko diviser en 2. léegi canal bi nga xam ne mooy canalu champ de course bi. bi jaar si Tali Sande Course. bu ñu koy fàttalu bi ñuy liggéey Tali Sande Course dañ gasoon foofu benn canal. mu jaar buntu lycée moderne. jaar ci biir course bi. jaar fi ñuy wax bloc. wàcc di sottee ko ci canalu Mérina bi. loolu tax bassin versant boobu. bi ñu ko diviser loolu tax ñu wàññi. canal bi. je pense que loolu lu am solo la. te aussi tam ñun fi ñu dëkk. comme ni ko waxee pour def assainissement xaalis rek la laaj. parce que am na pente ba pare. ndax tali bi gis nga bu tawee. bu ndox mi sottee ko ci tali bi. da ngay gis ni muy dawee di dem. loolu mooy pente assainissement. je pense que loolu lu am solo la comme ni nga ko waxee noonu. mais aussi tamit wax affaire bi mënul yem rek ci wax Baye. ngir seen technicien. am nga ci ay naataangoo yoo xam ne ñu ngi fi liggéey ci wàllu assainissement. est-ce que mënu leen ñu woon si seen jot ngeen proposer ñu un plan d'assainissement ngeen tracé ko comme ça waa Santhiaba conseil de quartier bu ñuy jóg di demander ji pour ñu defal leen assainissement ñu am ci lu ñu tey. waaw Idrissa li nga ma laaj daanaka mooy li ma gën a intéressé woon sax si invitation bi nga ma invité. ndaxte nit ki mënoo tëb indil ko dara te xamoo koy jox. maanaam Santhiaba bi dafa am lu fi manqué. lu nga xamante ne feex amuñu ko. lii lépp duñ ko mën a am. man mën naa am idée yi mën naa am xam-xam bi mais moyen boobu du moyen boo xamante ne benn nit wala ñetti nit wala ñeenti nit ñoo ko mën a def.
moyen la boo xamante ne daanaka gouvernement état moo ko gën a mën a taxaw pour mu mën a gën a yóbbu wala ay ONG yi gën a mag. pour loolu man ne. foog chantier bi ñu organiser wu. organisation bi balaa muy am foog ñu am leader. malheureusement amuñu leader boo xamante ne dañu mën a taxawal si fi ñuy laajee yi gën a kawe. mu taxaw leader politique ngay wax wala. leader mën na nekk leader politique. il nous faut un leader politique. parce que actuellement adduna bi boo amul leader politique fii si Sénégal. doo am baat doo dem bu ñuy sédd doo ko yëg. te tey jii ni ñu xamee ni Sénégal yi doxee foog nga am leader politique. tey jii dafay yell chantier bi ñu am leader politique bu nga xamante ne dinañ ko mën a pousser. mu dem ca kaw xeexal ñu pour ñu mën a am li nit ñi di am. beneen bi ginnaaw leader politique yow mii di yëngatu si wàllu ONG xam nañ ne bitim réew. am nañ budget yoo nga xamante dañ koy dindi. pour dimbalee que réewu Afrique yi. tey jii am na organisation bu ñu doon def. tey jii dinañ mën a demander si waa diaspora bi ñu daal di ñuy lijjantil foofu ay financement yoo xamante ni dinañ ñëw fii. mais malheureusement dafa am lu ñu manqué. muy organisation. amuñu organisation amuñu leader. formation professionnelle daf fee manqué. malheureusement maa ngi koy xalaat léegi man xamaguma fi directeur général fii si chantier bi. xamaguma fi ab député fii si chantier bi. xamaguma fi ab ministre fii si chantier bi. xamaguma fi ab maire fii si chantier bi. te chantier bi ni ñu toll war nañ dépasser fii. actuellement nag pour ñu mën ko dépasser foog kenn ku nekk nga pousse sa intérêt bopp. indi intérêt dëkk bi. intérêt général bis bu ñu ko indee rek. boobaa lii lépp nañu yomb. même bu ñu amee idées yi wax ko yëpp te tey jii booloo ñu nekk benn. pousse kenn mu dem ba ci kaw. lii lépp duñ ko mën a am. tey jii dinaa si joxe benn exemple. dama xamante benn waay ñu ma nommé que directeur général benn poste. mais minimum 200 personnes ñu ngi ko doon jël si seen quartier ñuy xëy chaque jour. si jigéen laa wax. te jigéen ñooñu xam la la ñuy liggéey. bu ñu xëyee dañuy dem bale ji fobeere ji. seen kër bu ñu oñeekuwaat ñooy taal seen añu kër. kon ça veut dire que ni ñooñu. dañoo pousser seen kooku ba ñu mën a am loolu. foog ñu léegi ñu bàyyi sunu man rek la. ñu daal di jàppale. ñu ko mérité. ñu daal di leen pousse ba ñu egg ci kaw. kooku nag dama si amaat beneen idée dama ne kooku. warul jël ay moyens boppam pour mën a dem. déedéet. parce que kii demee ay moyens boppam. ëllëg doo mën a am si kàddoom. tey jii am na ñu doon organiser wu am conseil quartier. conseil de quartier comme bi fi nekk am na fi. am na fi kon ñu gën a liggéey. am na ñuy organiser woo ba nga xamante ne. tey jii dinañ tànn kenn daal di kiy jiital fépp fu doomu sanc ba nekk. donte mu weer téeméer donte weer 250 la nga daal di koy corriger ñu daal di am suñu kees gu nga xamante ni dañ ko dimbalee kooku ba tey jii mu daal di taxaw jëm ca kaw. Baye Diop dama lay jël à la volée actuellement. parce que yaa ngi yëngu ci daayira yi. waaw maa ngi yëngatu si daayira yi. mais gis nañ ne tamit daayira yi dañuy cotiser. ba gàmmu jot. ñu dem daal di ñëwaat. est-ce que daayira yi tamit warul woon commencé si ñoom parce que xam nga li ñuy wax les grands ensembles actuellement. yaa ngi wax conseil de quartier bi mais daayira yi ni ñuy amee solidarité parce que daayira yi ay frères ak ay sœurs rek ñoo ci nekk. ñoom ñëpp. te yàgg nañ ci nekk. je pense que ne daayira boo koy xayma bu ma commencé ba léegi depuis suñu maam yi la woon ba yéen ngeen jot ci. boo duggee sant bi am na ñetti daayira ba ñeenti daayira et économiquement parlant tamit gis nañ da ngeen di cotiser beaucoup d'argent. vous êtes assez organisé. est-ce que li ngay wax noonu waru woon dëkk ci biir daayira ba pare. waaw si wàllu daayira yi. ak si dëkk bi loolu dinaa si mën a tontu. parce que bu ñu waxee daayira dafa am fu dooleem yam. tey jii cotisation wu daayira daanaka boo xoolee si manifestation daayira yi rek. bu ko si duggee sax daanaka du ko mat. en réalité loolu mooy réalité bi. nangu moo. waaw loolu mën na ne léegi dinaa la si wax parce que man damay xam. ñaata millions ngeen di yóbbu Tivaouane. chaque année. waaw par exemple bu fekkee da nga calculer daayira nga ne soppay Cheikh wala soppay Dabakh wala Oustaz Gueye nangam kenn ku nekk peut-être mën nga dépenser 2 millions ba 2 millions 500 si sa gàmmu. mais c'est combien de personnes. combien de jours. daanaka boo defee say financement. ñun daanaka xamuñu joxe. sëriñ bi sax daanaka moom moo ñuy dimbalee dara sax waaye ñun duñ ko jox dara pour wane ne li ñuy cotiser loolu taxul sax réew dëkk bi mën a dem te daayira yi sont informels bu fekkonte ne daayira yi tey jii am nañ ay seen récépissé déposé si organisme yu mag yi tey dinañ mën a am ay financement yoo xamante ne du nekk daayira jeudi ñu daal di way après ku nekk demaat li nga wax c'est possible mën ngeen am mën nga leen formaliser c'est ça actuellement daayira
daayira parce que mbooloo moo am solo. waaw tey jii daayira yi fekkonte ne am nañ seen i récépissé. daal di taxaw tegu fi ñu war a tegu. tey jii dinañ am financement yoo nga xamante ne. seen i jigéen ñi ci nekk wala seen i càmmiñ ñi ci nekk. dinañ mën a jël si koom-koomu daayira bi daal di si liggéey lépp si buñ paree daal di koy delloo. loolu la daayira war a def. ok waaw foofu laa jëm loolu laa bëggoon nga d'accord ci. xam nga daayira actuellement daayira mën na créer une petite entreprise ci biir daayira. oui parce que boo ñëwee daayira soppay Daba wala soppay Cheikh wala xam nga soppay. ku nekk ak waaw ku nekk soppay ku ci nekk booy daayira boo ci xoolee rek métier yëpp ngi ci daayira yi. loolu dama koy faral di wax. waaw. alhamdulilah daayira yi métier yëpp a ngi ci. waaye dafa am loo xamante ne foog idéologie dëkk bi. mooy mën a demandoo pour ñu amaat beneen vision. tey jii bu fekkee ñun waa dëkk bi yëpp. suñu idée suñu xel suñu xalaat fii la yem tey. dañuy tardé dama leen di wax ñu dinañ génn di am ay relation ak yeneen di dëkk. mais da ngay gis ne même ba sa kaw ga ñu gën a organiser wu ñun waa Sandiara malheureusement. waxuma la daayira muy leneen ak leneen foog tey ji ñu dugg si wàllu formel boo dee daayira. foog nga am say këyit. nga mën a laaj li nga war a laaj pour ñu mën a dimbalee li ñu la war a mën a dimbalee. te li ngay laaj sax du tudd dimbal mais war gar la. budget la boo nga xam te dañ koy fi teg. bu fekkente ne kenn laaju ko ba at bi jeex dañ koy dugalaat. te ñun ñoo ko moom. c'est-à-dire ban financement la am. mais GIE boo nga xamante ne dajale plombier yi dajale maçon yi sax loolu sax jafe na fi. parce que idées yi ñoo taxaw. te tey jii foog ñu fekk idées yi kenn ku nekk. xam ne mbooloo mooy doole. ok loolu nga wax xam nga dafay indiwaat suñu première question parce que sànq bi ñuy commencé di wax je t'ai présenté comme un leader. ci biir daayira bi nag leadership boobu mooy continuer ci biir daayira bi. xam nga man du ma ñëw seen daayira di leen organiser loo. mais yow en tant que leader bi nga oote ci yow war nga mën a xalaat pour organiser métier yooyu métier yi nekk ci biir daayira bi laa wax. damay jox benn exemple rek yaa ngi am mag bu nekk à l'extérieur. tey bu doon tabax kër. mënoon na contacter daayira bi. daayira bi mën nañ ko tabaxal kër. defal ko sanitaire lépp parce que lépp ngi ci. mais question d'organisation et de vision. mais nag loolu ku mel ni yow yaa ko mën a incarner ci biir daayira bi. en tant que leader. loolu mooy développement. mais du ñu gis rek ñeneen ñu organiser ñu man fi ma nekk naa fexe ñoo ba ñu organiser ba pare. je pense que loolu lu ñu war a mën a même sax ci cadre de formation. parce que je pense que sànq ci biir wax yaa ngi ne formé nga ay xale yu bare comme yow ni ñu la formé. donc même formation bi léegi dañ ko war a organiser. ku mel ni conseil de quartier bi tey war na mën a def ay fiches de formation demander xale yi nekk ci quartier bi ñi amul formation ku ci nekk ban formation nga bëgg comme ni nga wax noonu dama koy dëgg la parce que boo demee ci àll bi tey ñun ñu ngi wax ne ñu ñooy développé mais waa àll bi ñoo développé tey bu ñu demoon confinement ñun ñooy gën a sonn parce que ñun bàyyi ñu nous ne sommes pas productifs. da ngay gis kenn ku nekk ci kër mooy dundal kër bi yëpp. mais àll boo fa demee ñëpp dañuy liggéey. ñooy nekk Dakar. am seen i tool am seen i tokkoor li mag yi daan tuddi tokkoor. tey bu confinement amee ñoom du ñu ñàkk lu ñu lekk. te aussi tamit ñun fi ñuy laajee ñoom foofu la ñuy laajee te boo moytu sax ñoo ñuy ëppale. ñoo ñuy ëppale. waaw pour gën a dëggal maa ngi lay jaajëfal parce que wax nga dëgg. kenn ku nekk rek yow foog nga nekk rek. boo ko organiser rek dina yomb. conseiller quartier bi. tey jii maa ngi leen di gërëm mais maa ngi leen di gën a soññaat. ñaax. maa ngi leen gën a ñaax. parce que man mënuma concevoir. conseil du quartier am fi. boobu ba léegi xaw ma kañ la woon. mais information sax. ñun waa Santhie yi amuñu ko ñun waa Santhie bi amuñu ko. kon ñoom war nañ gën a liggéeyaat si wàllu information. Malick Boy dinaa la invité émission. waaw moo Malick Boy bi président. waaw sama nijaay Malick Boy maa ngi koy nuyuwaale. tey jii conseil de quartier bi tey jii bu fekkente ne organisé wu nañ dëgg. waa diaspora bi dañ si participer. ñi nekk fii dañ si participer. di nga gis koo xamante ne dëkkatul si Santhie bi. mais xelam xolam yëpp si Santhie bi la. parce que fii la ndeyam dëkk. fii la baayam dëkk fii la ay sëram dëkk. kon mënul bàyyi Santhie bi. kon ñooñu sax dañ leen war a jëli. boole leen si conseil quartier bi. ñu xool lan mooy développer quartier bi ñu daal di koy def. kon si wàllu boobu maa ngi la si remercier mais toujours maa ngi ñëwaat si wàllu formation jeune. bu ñëwaatee fekk ma fi rek. yaa ngi ñëwaat man damay ñëwaat si wàllu formation. si wàllu formation. tey jii dama bëgg conseiller quartier bi. mairie bi am na ay budget yu muy génn. waaw nañ si jàppale sunu
jeunes yi fi ne. ñu def formation professionnelle yu nga xamante ne ñu am lijaasa. lijaasa boo nga xamante ne état bi dina ko reconnaître. waaw formation diplômante waay. loolu noonu am na fi. mais bu ñu organisé wulee duñ ko am. kon li ñu gën a manqué mooy organisation. kon tey jii ñooñu toujours maa ngi leen di wax pour ñu gën a góorgóorlu si wàllu woowu. mais li nga yow dama koy dëggal parce que am na ay structures yoo xam ne état bi da ko def pour formation jeunes yi rek la. formation jeune rek la fiche de formation la lay envoyé nga remplir ku ci nekk jeune bu nekk. si lan nga bëgg am formation diplômante. loolu il faut que ñu woo Malick Boye fi ñu waxtaan ci. bu ko yëgul tam ñu informé ko je pense que war na ko yëg parce que il est assez outillé pour ça. mais nag am na bénéfice du doute parce que dafay soog a tàmbali. bu ñu defee conseil de quartier bi léegi yàggul ak tamit li fi dugg temps yi. te vraiment ñu ngi rafetlu seen taxawaay tamit ci coronavirus bi. parce que distribué nañ fi ay antiseptiques. def nañ ci sensibilisation ñoom ci loolu la ñuy yëngu nii actuellement mais je pense que bu paree rek on va relancer yi nga xam ne moom la Baye Diop wax. Baye Diop il faut nga nuyu ma waa parce que yaa fi tudd waa diaspora bi il faut nga nuyu ma leen. waaw waa diaspora bi il faut mu ñu nuyu leen ndax suñuy frère lañ. di leen encourager di leen wax ne tukki yombul. xam nañ ne képp ku génn sa dëkk dem uti ji. lu metti la waaye lu metti yàgg na si àdduna. te suñu papa daana wax ne tukki dina la jariñ ñaar. ku la joxulee tamit dina la ubbi. tey jii am na ñoom seen génn dina leen may vision yi nga xamante ne. nañ si sóor dëkk bi. parce que ñoom mënuñoo jox dëkk bi seen alal déedéet. waaye relation yi ñuy am ñu daal di si sóor dëkk bi ba nga xamante ne tey jii dëkk bi dina gën a jariñu si ñoom. lu ngi leen di yaakaar. parce que yaakaar rek lañ am si ñoom. fa ñu nekk lépp lu nga xamante ne gis nañ ne mën na jëriñ dëkk bi. ñu daal di koy def dama si joxe benn anecdote. su ma benn frère mu nekk Yoff moom Espagne la ne. mais dafa dugg foofu gis na tubaab bi ñu ngi financé nangam. mu wax leen ne yéen organisé wu leen ñoom ñu organisé wu moo ba tey ji am nañ fa école bu mag boo xam ne espagnol yi ñoo koy financé des millions benn budget bu ñuy dégagé. chaque année ñu daal di koy jox. tey jii waa santé bi war nañ fee mën a am lu ni mel kon ñoom li ñu sóor si loolu. tey jii 10 000 francs yi ñuy yónnee nangam yooyu baax na waaye fajul soxla. di remplir ay fichier ku ñëw war a dem colonie nga nekk si loolu. di liggéey ci mbalit bi. di liggéey si mbalit bi di dem ak a ñëw ba tey jii dañu bëgg foog xale yi xam ne. ndar xëyul sotti. foog ñu jàpp si lu ndaw. ba ëllëg àdduna xam ne ñu ngi lay encouragé si li ngay liggéey waxuma la sax pour santé bi mais li ngay liggéey pour Tëngéej. moom mu ngi koy suivre bu baax. yàlla gën a fay. maa ngi nuyu nag waa santé bi yëpp. di nuyu suma yaay booy. di nuyu suma famille. di nuyu Pa Ibrahima Ndiaye suñu imam suma xarit. di nuyu suma soxna. di nuyu samay doom. di nuyu ñëpp di nuyu képp ku nga xamante ne am naa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala. mais dama bi ma ko waxee moment boobu fekk mu xat trop. Ablaye Cissé moom waaw. waaw mu ne ma dama xawoon tax te da doon guddee wàcc ak confinement bi ñu fi def. waaw waaw. loolu moo taxoon boobu ba léegi ñëw mais dinaa fexe mu teew incha allah. Ablaye sama jarbaat la moo tax ma koy tooñ. si dinaa fexe mu teew incha allah. donc yow dafa am lu la fi indi woon dama lay bàyyi nga annoncé ko quoi. waaw Diaw Idi merci beaucoup tamit ci loolu tey li ñu fi indi woon mooy dafa am ñun ñi nga xamante ne ñooy ndawi sanc bi du ma wax ASC parce que boo waxee ASC bi rek dafa am ñoo xamante ne mën nañu génn. dafa am benn mémorial boo xamante ne dañ koy organiser chaque année. ren waroon nekk la 4e édition. yàlla dogal mu tombeek problème bi am ci dëkk bi. muy wàllu feebar bi nga xamante ne moo fi dugg ñu ñaan yàlla jëlee ko fi ci lu gaaw. li moo tax programme bi ren ñu changé ko. te diaspora bi yëpp dañ ci daan gis seen bopp. par rapport ak des publications yi nga doon def yow. ak man ak keneen ak keneen. ñoom dañ ci daan sentir seen bopp. ñu tuddee ko woon mémorial des jeunes disparus de Santhiaba. ren waroon nekk la 4e édition. képp koo xamante ne nii fii nga nekkoon ak Santhiaba bi dëkk ak ñun. ñu bëggoon la fàttaliku si ñetti bés yooyu wala ñaari bés yooyu ñu ko daan defee. programme bi nag ni mu daan defee mooy dañ daan xëy la jeudi def set setal bu mag. bu ñu defee set setal ngoon gi ñu fexe bu ñu mënee am benn conférence. waxtaan ci benn thème. le vendredi matin bu ñu xëyee ñu jàng kaamil. yéene leen ko ñoom. bu ñu jàngee kaamil ba pare dinañ jëmaat ba armée la. si buntu armée yi jàngaat fa beneen kaamil yéene leen ko armée lu dàngu. parce que Santhiaba boo xoolee ñu si bëri. am na nag ñuy suul ay cëw leen ak jox mais dañ koy yéene partout dans le monde. mais armée lu dàngu moo ñu gën a jege. parce que foofu lañ dem ci buntu armée yi jàng fa dugg ci biir armée def benn nettoyage. loolu vendredi bi la daan doon vendredi si ngoon ñu organisé benn xadara. fii ci buntu penc bi yéene leen ko. ñoom tamit bu ñu xëyee samedi matin ñu organisé benn cross de masse. xaw a animé koñ bi tuuti xaw leen rappelé. si ngoon gi ñu def benn cérémonie officielle
di nuyu au passage Serigne Mansour Ndiaye bi nga xamante ne daaw moo ñu ko kulóoreel. mu am benn prestation boo xamante ne si le même samedi dafay amaale day am Jeune en herbe. Jeune en herbe boo xamante ne nii day am xale yi sax dañuy tari. day am boobu nag Assane Moron bii. moo ñu joxoon daaw ses meilleurs élèves. ñu ñëw tari fa alxuraan bu leer. ñu loolu yëpp ñu yéene leen que mu amaat Jeune en herbe boo xamante ne c'est pour valoriser un peu. les potentialités dans le domaine de l'éducation. bu Santhiaba bi. noonu daal lañ ko daan defee defaat fi benn prestation yoo xamante ne dañuy rendre hommage yi nga xamante ne quelques si ñi nga xamante ne ñoo fi génn àdduna. programme bi nag noonu la daan defee chaque année mais ren loolu du mën a nekk. ndax programme amul. ren ni ñu ko bëgg a taxawee mooy jeudi incha allah. le 9 bu ñu xëyee dañ bëgg a jàng kaamil. comme kaamilu léegi doo oo paa yi leen dajale fenn da ngay oo 5 paa. ku mel ni Adama Diop Pa As Thiaw Pa Amadou Ndiaye ainsi de suite Assane Maroon. 5 ku leen juróomi. ñu jàng kaamil ba pare. 5 majeur quoi 5 majeur rek. ñu jox leen ñu jàngale kaamil bi ñu yéene leen ko. bu ñu leen ko yéenee le vendredi. bëgg nañ parce que daaw bi ñu paree membre ñi nga xamante ne seen waa kër lañ doon ñaanal. génn seen i photo seen i famille dañuy yëkkati seen alal di contribuer. parce que ku programme bi ni ma ko établir léegi dafay laaj ay finances. dafay laaj animation dafay laaj ay ainsi de suite. léegi nag daaw bi ñu paree dañu am benn 100 000 francs boo xamante ne laa nañu ko woon. ñu ne au lieu que ñu koy tas nañ ko denc. nañ ko denc nañ Baba Jaxate moo nekkoon trésorier bi. ñu jox ko Baba mu denc ko ba démb bi ñuy réunion da ko indaale ne 100 000 ni ko joxe woon daaw. noonu la ko indee teg ko. non yow xam nga booy woon sax. waaw noonu la ko indee teg ko. loolu dañ ko koy saluer. 100 000 yi ni ñu ko lemee woon daaw jox ko ci heure bi noonu la ko indee teg ko. léegi 100 000 francs yooyu am na leneen lu fi jot a duggaat. ci ñi nga xamante ne nii seen i ay membres lañ ñoom yëg nañ ne affaire bi ñëw na ñu contribuer léegi loolu li ñu ci bëgg a def mooy. bëgg nañ ci continuer waxtaan ak conseil de quartier bi. Malick Boye en tant que président. laaj ko ci xalaatam. mais li ñu bëgg mooy sarax bi ñu ngi ko bëgg a organiser dañu bëgg a cibler ay daara. ay daara yoo xamante ne ñu ngi fii ak fii wër Santhiaba bi. dem comme fi mu ne nii daara yi. ñoom ñoo gën a soxla affaire bi actuellement nii. parce que xale yi yow yalwaateetuñu. 20 heures buntu ko di tëj. léegi daal sëriñu daara bi dina togg a soom bi. wala dina togg a reer pour xale yi mën ko jariñoo. léegi dañu bëgg a cibler ay quelques daara jënd ay ceeb. ay suukar. yóbbu ko fa pour defaral ka sarax ñi nga xamante ne ñoom lañ yéene programme. actuellement daal si loolu lañ dox en collaboration avec le conseil des quartiers. Malick Boye président fexe gis ko ñu waxtaan ak moom ba fexe tey moo tax ren mémorial bi dina am mais autrement. autrement waaw noonu lay demee. donc jeudi lay commencé. jeudi incha allah le 9 bii lañ ko bëgg a démarrer incha allah. ban place lay nekk. bon fii rek ci penc bi. penc bi jàng yi leen ko jàngee waaw comme d'habitude waaw. incha allah mais du mel ni comme daaw. comme ni mu demee waaw je pense que leer na loolu moom leer na. parce que message bi boo xam ne da nga koy jàllale pour ñëpp yëg ko. mais xam naa fi may parce que 3 minutes moo des suñu émission fu may terminer mooy engagement bi ma jël pour wax doon ci waxtaan ak Assane Moron. mooy wàllum njàng ak wàllu xam-xam. ok yow la mooy sa vision. bon jàng ak xam-xam xam-xam moom xam naa ne côté boobu maag Assane duñ ci mën a ànd. parce que man pour man ku jàngul du am xam-xam. ku jàngul du am xam-xam. waaw. comme Assane li mu wax léegi ne man nga bañ a am ni mu ko am nañu ko am Assane am na nu mu ko transposé. waaw mën nga bañ a jàng yàlla may la xam-xam. ah loolu bëriwul de mais ñun. philosophiquement boobu. loolu man xel mënu ko nangu. parce que booy jàng da ngay appliqué wu à acquérir. boo appliqué wu. pour acquérir waaw ba am connaissance. wala capacité. connaissance ak capacité nag. boo jàngul doo ko am. connaissance ak capacité. domaine boo mënti yëngu. parce que Baye Diop toog na fi léegi wax na la ko. Assane Moron moom li muy jàngale nii da ko jàng. li gën a wóor mooy bul xaar ko la sol wala loolu la sol. da nga koy jàngi. da nga koy jàngi. c'est le rationnel et l'irrationnel. très bien waaw. parce que am na loo xamante ne nii daal boo ko pour nga appliquer ko. ah wala nga am capacité yi. da nga koy jàng. parce que Baye Diop mii li mu fa expliqué léegi da ko jàng moo tax. ba ku ko gis mën ka naw jox ko cër boobu. Assane Moron mii boo ko fekkee classe am muy jàngale boo ko gisee raw ko loolu da ko jàng. man boo fekkee sama classe may jàngale da nga xam ne kii li muy def da ko jàng. donc boo ko jàngul doo ko mën a appliqué moo tax ko boobu d'accord mais xam nga loolu lan lay indi. toujours moom dama koy faral di wax quoi parce que dañ lay wax naa pour am xam-xam jar naa dem ba Chine. waaw donc xam-xam ngay uti si. moom ngay uti. mais bu fekkee da ngay toog fii. li nga xam non loolu wóorul. li gën a wóor daal mooy uti ko nga jàng waaye. uti ko. ok c'est très rare ngay gis ñu ne kii dafa am xam-xam dañ ko sol. raar na trop. raar na trop bu ñu la limalee 100 borom xam-xam yoo xamante ne 100 personnes yoo xamante ne ñëpp am xam-xam. benn lañ ciy génne la kii lañ ko sol mais ñi sëñ bi lañ ko jàng. parce que man loolu xam nga fan laa koy nangoo xam-xam bu ñuul. xam nga des fois nit ki dina tarbiyu maamam buy faj
ay waaw. loolu dafay am jékki-jékki après loolu ñëw ci moom. loolu dafay am. loolu nag ñun dañ koy tuddee comme xam-xam bu ñuul. mais xam-xam bu ñuy wax c'est le savoir. savoir mooy très li ngay bien jàng xam da koy. connaissance capacité. waaw très bien. je pense que loolu lu am solo la. donc Assane daal dugal na ma ci ay thèmes. mais dina gën a yaatu. Assane dina gën a leeral loolu. gën a leeral Assane dina gën a leeral incha allah donc looy tàggatoo. bon nuyuwaat ñëpp rek. waaw nuyuwaat sanca bi. nuyuwaat waa diaspora bi. di leen wax ne leen li nga xamante ne moo xew ci monde bi. ñu ngi koy partagé ak ñoom di leen wax ne ñu di bàyyi xel bu baax. bien vrai que ñun ñu ngi fii monde bi ñëpp la laal. mais ñoom ñi nga xamante ne dañ leen confiné tëj leen. ci ay kër yoo xamante ne mënuñoo génn. xamuñu su lu ne vraiment ñu ngi partagé loolu ak ñoom. di leen wax ne ñu ngi leen di bàyyi ay xel ñu ngi leen di ñaanal. parce que ñaan lañ man loolu ñu ngi leen koy defal. di rafetlu tamit liggéey bi nga xamante ne moom la conseil de quartier Santhiaba nekkee guddi yu toll nii. parce que damay am fierté. toog jorga dugg ci net bi gis publication yi. organisation bi am si Santhiaba bi guddi yu toll nii. peut-être Baye Diop sànq mu ngi koy wax mu ne Santhiaba bi organise peut-être moom fa am lu ko xaw a bëri ci tuuti. mais actuellement ñu ngi ci voie boo xamante ne nii. bu continuer nii. Santhiaba fekk ak 5 ans. benn quartier du ñu naw kenn quartier benn quartier duñ la ñee. waaw parce que li ñu nekkee nii parce que man damay am contentement. toog di gis ay publication ñu teg ay produits problème bi fi mu toll ñii di dugg di sensibiliser ñii di dugg di xool kër yi di xool li fa manqué vraiment damay am contentement fierté moo tax fu ñu dugalee rek dama koy capturer dugalaat ko. parce que damay yëg ne Santhiaba ñu ngay liggéey. vraiment di kontaan ci ñi nga xamante ne ñoo contribuer ñu ngi fi wax léegi ay Maguetta ay Pape Ndiaye Chouaré ainsi de suite la fois passée vidéo bu mujjee seetaan Abdou Salam Gueye te mu ngi koy def feneen furul Santhiaba parce que man dem naa ci beneen koñ fekk bu ñu way waxtaanee ndax Abdou Salam moo fi indi lii loolu nag loolu tiitaru Santhiaba bi la vraiment ñu ngi kontaan aussi si Samy TV bi di ñaan yàlla nañ ko dégg fi nga xamante ne fa la ñuy dégg télé mag yëpp vraiment kontaan nañ ci yow merci Tafa Mbaye je pense que li nga wax lu am solo la vraiment dañ koy rafetlu di rafetlu tamit sa ñëw fii parce que comme ni ñu koy faral di wax am na émission yoo xam ne tey war nañu ko démarrer ak yow. waaw parce que dégg naa la sànq nga ne dañuy war a organiser benn émission boo xamante ne kenn ku ne sa métier da ngay ñëw nga expliquer. dañ lay tegal tableau. loolu doon na ma neex tamit man comme actuellement nii. école jàpp nañ ne fi mu ne dañu ko arrêté. te xale yi le 4 la ñuy dellu école. ngeen may xale yi ay séance de cours yoo xamante ne day ñëw pratiquer moo xam maths la moo xam français la moo xam vocabulaire la. ñu pratiquer parents d'élèves yi jël xale yi. du jënd connexion ñu seetaan loolu parce que loolu da leen di jariñ fi nga xamante ne fa la programme bi toll woon ñu indi fa ay cours yoo xamante ne xam nga loolu bu ñu ko defee dañuy dellu rek suñu grille de programme bi ñuy amoon parce que amoon nañu fi émission avant gars yi def émission yi amoon nañu fi émission boo xam ne moi monsieur la tudd maanaam xale yi bu ñu nekk classe moi monsieur noonu lañu tuddee woon émission très bien loolu di am solo je pense que loolu dina ma neex trop loolu dina ma neex trop donc looy tàggoo waaw sant rek ak gërëm nuyu la gërëm Bassirou ak ñi mu àndal di liggéey bi vraiment di leen ñaanal yàlla jërëm sama naakaango yi nga xamante ne ñoo kaa toogoon Baye Diop si la jaar nañ bi Oustaz Assane mu doon vraiment moom it mu doon ko am solo si Santhiaba bi waaw xam-xamam naw nañ ko lool vraiment bu nga ñëw ci daayira yi di waxtaan nit ñi di leen yee ci àdduna vraiment kontaan nañ ci quoi yow tamit Thiaw mention spéciale waaw merci à vous tous loolu moo doon seen émission Santhiaba Live di wax ci wàllu doon wax ci wàllu développement local di leen jox daje suba ci beneen émission bu ñu tuddee Covid Art na contexte Covid 19 bi la ak le monde de l'art tout ce qui est culturel parce que dañu jàpp ne waruñu rek jël Covid bi def ko suñu bopp noonu rek ba mu ñuy stressé wu donc il faut que ñu may artistes tamit ñu exprimer wu à travers suñu émission Covid Art loolu nag ñu koy am demee ci même heure merci. Assane moo doon daan mu de Covid